waa ma ne maa ko lewa greetings ñëpp ñaana ñëpp jàmm di wane yàlla yàlla defal jàmm ñu ñëpp musa ñu si seetaane boole xoli ñu nekk benn di wane juma mubarak ñëpp ñaana suma broda bu gaañu dimba di ko wane yal na ko yàlla yërëm xare ko arjana yal na suuf sedda si koom ñun yal na muy ihe di le wax greetings ñëpp le wax happy Friday yéen mi nekk Gambia nag di le wax ne yal na la yàlla may xoli muñ di le ñaanal xoli muñ di le wax ne waaw yàlla moo ñu teg natu Adama Barrow di ñaan yàlla may la xoli muñ ba 2026 ñu génne ko fa su ko defee we have a very good government si la ñu am real government a very democratic government inshallah su ko defee Gambian si ngeen sànnil UDP ak képp ku ne danga you are ready to join them to form an alliance or coalition or whatsoever you can join them so buggee if you want to salvage Gambia so buggee Gambia ñu génn si problème yëpp you have to vote for UDP and voting don't have nothing to do with tribalism. Election have nothing to do with tribalism. You don't vote individual based on tribe. So the one Gambian see. So len buge issue yep ñu change, corruption bi ak yoyu nonu rey bu bari bi ak yoyu nonu so len buge mu change, you know the only option. You know the only party that can change that. So it's up to you guys, pour ngeen def changes bobu nonu. Yeah. Then among these news about that Omar Jatto something, So the level youth see rek sen manière si politique bi. Gis ngeen exemple Omar Jatto bobu nonu. Ku xamne su waxe si parlement bi nga ne ki mom ku déggu la. Ki mom mënum ko jënda. Ki mom mënum ko Barrow mënu ko yëngal krip karab. Tay gis neen koku nonu mu ne dafa join NPP for the development of the country. Xam nga youth si nu excuse yooyu la gaay di jël ñoom Ismaila Cissé yëpp excuse yooyu lañ jël ak ñoom ñu bari but lan moo nekk di develop si réew boobu noonu nothing is moving forward dunda bi yëpp a ngi seer waaye problème bi yëpp moo nekk di young politician ñu nga xam ne people rely on them, people believe in them, people have high hope on them whilst ñooñu noonu they are there for themselves. ñu nekkalum fa pour Gambian si ñooy seen bopp leen fa nekkal gis nga these young politicians they are hungry, majority of them are hungry, greedy leen def position and money can make them switch side within a seconds and am leen loolu Gambia nit yu bari they don't have dignity, integrity in the Gambia is lacking, honesty is lacking. You imagine nga taxaw nekk independence sa area sa consequences ñu trust la because of your independent nga nekkuloo NPP nekkuloo UDP nekkuloo benn political party yow nga ne independent nga taxaw sa area ñu trust la they vote for you, they put you into that position tey nga jël sa place bi jaay ko NPP which is very sad. But Gambia, you will see many of these kind of switches before December 5th. Lot of these youths will disappoint you. Because Gambia moment no, people are hungry. People are suffering. Some of the people, they are ready to sell their soul for very few dollars or a chicken chain. Legi koku num lan la mo mëna wax tay nit yi trust ko ida si National Assembly wala fu mu di nekk. Te bi nak bàyyi leen xel de di ngeen gis kii moo ñëw campagnal Adama Barrow campagnal boo xam ne so you guys will be surprised and he will be ready to go to at any length because Adama Barrow leen na nekk di wonal Gambians yi daf ñu nekk di ñu wonal ne Gambians yi honestun lu lee wax si seen gémme bi nekku seen xol bi so daf leen a wonal ne ñii nii yëpp ñoo leen a gis ne ay fake leen te naa leen wonal ne gars yi fake leen loolu lam def Ismaila Cissé loolu lam def Momodou Sabally ak ñoom ñu bari. So fu nekk ni Omar Jatto bi ni tam the same thing put na te nag don't be surprised nga gis Talib tamit join NPP
you know bu loolu bu mu leen surprise su happunutee tamit nag jàppale ne happunut de waaye don't be surprised because si yoon yooyu la ngay nekka both party because Talib buguta resign from UDP buguta dem by election because xam na ne amul that makama amul that popularity boobu noonu pour mun a win a mayor munut ko su nekku de UDP du nekka mayor la moo tax demul mu join former political party bi PDOIS la moo tax demul mu join fu noonu mu dem mu campagne mu Honda dina win waaye dafa xam ne ñooñu mënuñ ko def mayor so some Gambians they see United Democratic Party as a ladder, as a stepping stone to reach to their destination. They must join United Democratic Party. They must brainwash the executive and other individuals for them to reach their level. Why Santa Yala Talib na reach level boobu noonu. Adama Barrow lu ñu def loolu ñu bëggoon a def moom succeed Adama Barrow fa nekk président ba pare mu jam faañu kii nag moom nekkangul dara de mu jam faa mu door di indi jam faa si biir parti bi you know waaye loolu noonu nekkul topic bi tey pour waa KMC la ñu nekk KMC muy Serekunda muy Talinding muy Latrikunda muy Fajikunda you know area yooyu noonu yéen laa bëgg a waxal pour ngeen xam ban façon nit ngeen nekk di diilal biir KMC foofu noonu xam nga yaaga naa leen a wax ne Mbalik project bi is a failed project xam nga yaaga naa leen a wax loolu I was born and raised in New Josuan xaw ma feneen fu New Josuan suma life yi foofu laa ko def so man pour ma am information is very easy te nekk information yu nga xam ne dama wax ne suma source man I don't have source I have people that just trust in me ñu nga xam ne ñooy noonu den noonu liggéey KMC nekkaatuñ fa you know ñu nga xam ne ñooy noonu jànkuwante yu gaay gis KMC ak so many things so leen fàttaliku mbalit that mbalit truck so leen fàttaliku it was for 19 wards tedu 19 truck la gaay andi woon for 19 wards. That was 2018, 2019, not long ago. Ñu dem. Manele ne yeni mbara manka manele ne mbalit trogi nekkun di function. Waa KMC ñu ngi joy because of same mbaliti den live. Gis nga time bu mbalit doon face ba ngeen gaspa di suul loolu noonu si loolu leen dellu si waat. The people are paying their money. Mbalit boobu noonu mbalit trucks yooyu noonu taali jënd ko xaalisam xaalisi KMC lam use te ma wala leen mbalit trucks yooyu noonu taali jënd ko like from the company to Banjul to KM. It was a loan deal, a 3 years loan deal la woon. So within that 3 years, imagine 2018, 2019 la mbalit truck yi ñëw. So 3 years, so ko compte 2020, 2021, 2022. So 2022, within the space of 2022, mbalit yooyu noonu, out of all those trucks you see, truck is also estimated for 21 because 19 lam andi won. Bogay bolen gis nonu ñu parade ko 19 la won. After fa ñu andi waat benen, after mu ñu andi waat benen. Talib gis nga ñu ko nekk di ko liggéeyal. Majority of them, especially ñu nekk di liggéey si dustbin side bi. You nekk di liggéey foofu noonu, you nekk di liggéey si truck bi, si mbalit truck bi. Man, as a UDPian, you can say no, maybe lum nekk di du dëgg. But bu fekkee am ngeen ay mbokk yu leen jege, te ñu ngi liggéey foofu noonu, ask them. Don't see me as a UDP. Don't watch my video as a UDPian. As a resident of KMC la nekk di waxal. Because my last time suma sister munge wanal ne she pay almost $700 to the donkey carts. Right now, dafa am area yu nga xam ne donkey carts ñoo leen nekk di leen dimbale si seen mbalit yi. Out of those 21 trucks,
bu trop yu nekk di function rombut 5 ma leen wali soo leen ma wéediyee go and do your research yu si des yëpp kapuj because Talib number 1 trop yooyu baaxut dafa sëlemal gars yi jël trop yi rek peinturaat ko rek andi ko rek xam nga ñu def nataal yooyu noonu ak parit yooyu noonu rek so some of the people feel ne ok trop yi 400 trop yooyu noonu is more than 5 hand trop yooyu dañ yaaga paak out of that 21 trucks 5 or 6 ñoo nekk di function right now Talinding not seen truck bi nekkaat daf doxut Latrikunda and certain areas yu nga xam ne truck yooyu noonu they are not working no more so yéen mi nga ne nag suma brother suma sister yi mi nekk KMC di yaakaar ne truck yooyu noonu ñoo leen naa ñu collectal seen mbalit yi truck yooyu noonu du ñëw because truck yi nekkul function nun den yaaxu den leen paak with all that money yoo leen dégg ne loo leen spend si truck yooyu noonu léegi woogaatun ba pare su ma jógee foofu noonu ma ñëw si about their health ñu nga ne ñoo leen liggéey si truck yooyu noonu man lu ma nekk di wax nii ask those people ñu nga ne ñoo nekk di liggéey foofu noonu xanaa xam ngeen ni since 2018 2019 ñu nekk di liggéey si truck yooyu noonu first batch bi ñooñu noonu yëpp Talib daf leen daaxa ñu nekk first batch bi den daaxa ñooñu noonu yëpp because of land salary issues because ñooñu noonu 2018 2019 ma leen naa wax Talib mu ngi fay ñooñu noonu around $2,000 some $100 per month imagine ku nekk di liggéey si mbalit di dugga si in those kind of condition you know fini one of the good salaries moo nekk ñu nekk di liggéey si mbalit yi waaye Gambia Talib was using and abusing those individuals ma ne la ñooy noonu dañ lee toog duñ lee am glove a mere hand glove duñ ko lee am seen daala yi ñoom ñoo lee ut seen own boots yooyu la gars yi sol they don't even have a safety boots so ñooñu noonu they decided ne waaw léegi fu mu nekk nii lii mu ngi ëppal loxo te lu ëppal tuuru kaa ñu dem ñu face mayor ñu wana ko ne ñun we are not satisfied or dañoo def demonstration si diggante bi bu gaa yi yégee ne ñooñu noonu dañoo def demonstration ñu ne leen ne waa ok léegi loolu naa def ñun dina agricier loolu nekk di wax waaye léegi rek ngeen a sign letter pour ñu mun a seen naka leen naa dimbal so ñu sign letter boobu noonu ñëpp leen daaxa Talib amee benn suuda ñëpp lam daaxa bàyyi fa kenn ku fa des kooku xam na man xam naa kooku rek a fa des ba pare mun leen noon fay less than $3,000 per month ak ñooy noonu nu ñooy rixé seen la bi ma ne am na kenn si gaay kooku noonu mu ngi faju Sénégal ba tey kooku mu ngi Sénégal di faju dafa bindal leeta kii ba bugga ba sona no respond Talib amaatu time am Talib ma wala leen bam façon leader la bam façon kanam boo leen ko li gis noonu muy smile lat moo nekk si biir xoolam bi naka la leen lee xoolee yéen mi ka ne ina ko nekk di ko liggéeyal te nekkul loolu noonu rek am na certain issues yu nga xam ne yooyu duma ko risangum some promise yu mu def certain individual certain group ba pare mu fail leen ba ñeneen ñi mer bàyyi liggéey yooyu noonu yëpp may amee all those evidence but step by step la moom dafa nekk di yónni ay ni pour ñu noonu duñ campagne dara lu du di disrespect suñ parti bi ak suñ parti leader bi without facts man I come with facts lu ma wax ni Talib moom te du moom mu ne moom amul time moo tax moom duñu lee tontu waa léegi mbojom mi ak xajam boobu noonu Alaaji Sidia na kooku na la yónni kooku dee ñëw di tontu na yónni kooku dee ñëw di tontu lu ma nekk di wax nii bu fekkee ne du dëgga na yónni xajam boobu noonu ñëw mu dibon ko su ko defee moo na leen ne man duma lee waxantu politique jaraluma may fenal nit gis nga kooku ku nekk Sénégal kooku dafa bina leeta ba sona nangu koo faale mun naa am su gisee suma vidéo bi nee na gars yi def dara si kooku mbiram waaye mu ngi Sénégal mu ngi sona de gars yi faate ne mbiram liggéeykatam yi 2018 2019 dafa promise gars yi
jonito yi ticket sela yi ak mbalit ñu leen liggéey si mbalit bi daf leen promise mu ne leen ne moom daf leen staff waaye xam nga Talib my little brother the Gambia youth in politics are very much I was sick when I saw so are you been Omar man ma juddoo Serekunda yoro fa magee fa man amul dara lu nga xam ne dama ko wax muy nekka yëfi dibong wala gars di si jéem ñoom Kémo Bojang na ngaa yónni si ñoom Kémo Bojang mun nañu Kémo Bojang daf lay mun a ñëw counter nit soo waxee allégation Kémo Bojang na dinaay lu ma wax ni Kémo Bojang daf ko bañ ba moom KMC moom daf lay jaay foofu moom daf lay wonal gars yi ne man maa leen gën billaay walaay talaay loolu lam lay wonal gars yi man maa leen gën because am na kenn si kooku dafa bàyyi ko loolu la ma kooku ma waxee ne léegi kii mu ne ma ne man kooku noonu nii laa ko lee rombee du ma ko lee nuyu because daf ñu lee xeeb ne ko ne mu ne ma waaw ma ko ne yéen mi nga ne yéen a nekk di ko fay because seen liggéey ak seen salaire yu nga ne yooyu la gaa di jël di fa def ay deduction na yu kenn xamul moo ko lee fay mu leen a xeeb mu ne ma ne billaay daf ñu xeeb so ridiculous is there so bu mu promise ñooñu jonito yi ticket sela yi ak mbalit drive xam nga KMC ña at least ñoo fa tane sax ñu nga ne ñoo leen téye salary bu tane sax moo nekk cleaner yi te cleaner yi noonu moo nekk ñooñu noonu ñooñu du leen liggéey comme ni 8 hours de non ñooñu dañ leen liggéey par tonne kii mun naa ñëw 8 mu wàcca 9 wala 10 ñooñu noonu daanaka ñooñu ngi téye lu ndaw ñooñu ngi téye possible ay 7,000 ay 8,000 si gars yi ñoom nekku ñoom ñëpp nag waaye ñoom si gars yi waaye gis nga ticket sela yi te gis nga KMC ticket sela yi xam nga naka leen lay fayee man lii ku ma wax lii kooku dafa jànga KMC comme ni man nu ma nekk di jàngee Talib léegi ba façon nit la ticket sela yi dañ leen lay jox ticket so yow su la joxee 1000 ticket boobu noonu soo ko jaayee foofu noonu foofu leen la lay mun a fayee they pay you as they like yow soo jaayee 1000 ticket boobu si 1000 ticket boobu noonu yow possible 20% nga fa moo nekk $200 so per month soo ko setee then they am $5,200 te lu ma leen naa wax nii laajte leen ñu nekk di liggéey KMC ko leen trust si gaay parce que man gaay trustuñ ma man su ma gisantee nit ñi sax mënoo liggéey KMC sax su ma buggee waxamoo sax ma ne hey boy non yow UDP nga nekka booy su ma waxee yow mun ngaa dem di reveal lu nga ne necessary wut ma ne ko ne waaw ok waaye laajte leen ñi nga ne yéen a xam ay nit ñu nekk di liggéey KMC ticket sela yi 5,200 leen a fay mbalit ñu leen liggéey si mbalit bi 5,200 loolu leen lay fay every month Talib loolu lam nekk di fay liggéey katami te ba pare mu bañ leen a staff depuis 2019 projet boobu noonu ba tey nanguta staff gaay so staff pour mu staff leen daf leen tegal condition because dafa ne gaay ne suñ leen staffé comme ni gaay ñu ngi receive léegi 5,200 dafa mel ni léegi dañoo receive 3,200 mu ne loo moo tax nanguta staff gaay ba pare tam mu ne su gaay buye pour moom mu yokka salaire ñu dem war a binda leeta moom mu yóbbu ko si xaw ma ban ministre Barrow government mu ne si ñu lam koo yóbbu yow staff sa pour nga staff sa liggéeykat yi loolu la lam ama Barrow government man bu ma lay liggéey bu ma gaay doon promote waxoon ma ne suñu laay promote dañoo dem ñu waxaa Spanish seen benn ministre de dem ma oo ba si biir office bi ñu ne ma ne léegi dañ laa promote waaye Talib dafa nekk di use and abuse liggéeykatam yi
ba pare Gambian si yéen mi nekk KMC yéen a ngi fay seen tax bi nekku di dem fu mu war a dem because yéen by right da ngeen war a am mbalit truck bi dafa war a ñëw si region yi yëpp 19 wards yëpp dañ war a am mbalit waaye right now only 5 maximum 6 moo nekk di function the remaining one yëpp ñu ngi garage information ma ngi ko jot almost 4-5 months ago waaye dama ne non possible mun naa am bu safetu xam nga safetu juuboo noonu mu ngi ko tàngal possible mun naa mu door lifin waaye dama toog ma gis ne nanguta concentré du Talib amul time KMC yéen KMC resident bi Talib amul seen jot Talib fu mu nekk nii présidence bi lam gis ak naka la ko nit yi di sànnilee karta moom loolu lam gis moom gisul lay yéen ma ne la Talib gis nga office ñu nga xam ne ñoo leen liggéey si ay comme ni ay ticket selay ni ay mbalit projet bi ñu fa nekka Talib pour mu dem visiter gars sax problème la seen office bi léegoolee dafa dem sa du dugga dafa dem rek xaay gars taal moto bi dem kooku noonu moo bëgg a nekka ñun suñ président ku nga xam ne yow KMC residency ñu la saanil karta pour nga tekkee gars seen tolof yi ak seen issue yi nga ignore ñuñu out of 21 trucks only 5 or 6 is functioning the people pay their tax pour yow nga mun a jënd truck boobu because truck bi danga ko it's a loan te lu ma lay wax rek kii moo bujang Alaaji Sida ku nekk mun naa ñëw mu jéem a koo dinaay ma seet te information yi man Talib moom ma ko lay jox de man kenn joxul ma information yi Talib Ahmed Bensouda moom ma ko lay jox because moom moo nekk suñ meeyoo so by right information yi si moom la war a jógee dafa jël place boobu noonu mu def ko comme Bensouda Kunda lu ko nee la moo def talu liggéey katam yi faalewut leen loolu moo tax keroog bu ma déggee muy wax ne moom du nekk si political party bu ne c'est Hasidia party te yéen waa KMC dañ ko war a laajte lan moo nekk di meaning of Hasidia no later correct man is God forbid yéen a broda wala be kiring Talib dafa amoon na déggoo ne gars yi dañ am meeting ñu la liggéey si mbalit bi ba côté dumping site bi ñu fa lay liggéey den ko oote meeting moom mu fa Talib mu ngi present woon billaay walaay benn paa mu taxaw mu wana ko ne paa bi dafa woo ba bugg a jooy $5,200 loolu lan lam ñoo njëriñ ñun te imaginal de ñooy noonu dañoo liggéey complete working hour booy ñu leen a fay every month $5,200 $200 yi pour seen lifin seen taxi seen pass ak lekka every month ngay fay ñu $5,200 paa bi mu ne ko ne yow yaa ñoo fay $5,200 saaku maalo $2,000 plus luwaas ñëwaangut dunda yóbbu xale school uniforme ak lonj yooyu yëpp ñëwaangut ñun loolu lan la ñoo njëriñ Talib de mu taafoo jéema makar ga wax foofu non xam ngeen fu mu nekk nii du leen mun a def because ñooy lu mu bëgga pour ñu staff leen waaye Talib bëggut a staff gars depuis 2019 ba tey 2026 su ma leen woowee ne am na ñu nekk di liggéey KMC si mbalit dumping site bi ba tey staffun leen mu am ticket selay staffun leen jënatoy yi staffun leen ba tey te daf leen promise nag mu ne daf leen a staff billahi wallahi tallahi daf leen promise na daf leen a staff waaye léegi amaatu ñu ñëpp seen time faate na leen ñooñu talaatut leen moom lu mu tal moo nekk présidence bi ma ne la ne ñu leen liggéey si mbalit dumping site bi God is my witness laajte leen seen biir foofu noonu because man awma communiquer ak gars yi mënuma communiquer ak gars yi man ñu ma leen communiquer ñooy noonu dem fa nekkoon te ñooy merewum Talib de jikkoom leen ma noon wax ba façon nit la ñooñu maa wonal ne ma ne walking boots
pour liggéey si dumping site bi ñeneen ñi they wear slippers imagine loolu noonu fu nga xam ne yow nit yi ñu ngi nit mun naa péngu nit HIV AIDS bi nu rampate nii biir Gambia bi ak Sénégal ak yeneen dëkk yi nga nekk di liggéey si environnement bu nga xam ne butéel ñu fa corjet ñu fa façon matériel yu nekk ñu fa mu nga ne mun na laa jox infection mun na laa jox life threatening infection or whatsoever proper hand glove amun ko face mask daf leen lay jël léegi daf ñeneen dañ lay dem 3-4 days du ne am face mask bu kéema boo ñawoon ne 150,000 la ah KMC ma leen naa am na ñu ko liggéey si dumping site bi daf leen lay jël 3-4-5 days du ne am face mask bu correct nga ne yow imaginal ñooñu seen health ñooñu their life is at risk health wise ñooñu dañoo nekk foofu noonu duñ am face mask bu correct glove bu correct duñ ko am boots pour liggéey amun ko ñeneen ñi si li pass la ñoo sol di dem di liggéey si mbalit bi dumping site bi ba pare na weer bi dee yow ak risque boobu noonu yëpp weer bi dee ñu fee la 5,200 taalib loolu lam nekk di fay liggéey katam yi ba pare nangu leen a staff te kooku noonu moo nekk di wanal Gambia ni ne moom nit ku baax la kooku moo nekk di wanal Gambia ni ne moom mun naa nekk président yow ku xam ne 2% sa Gambia ni 2% sa óoluwun la ñu la óolu dem na ba ñëw 1% la ñuy noonu ñoo la óolu sax pour nga bugg a nekk président out of 100% yow only 2% because waa KM ëpp na 2%. KMC have almost 300 to 400,000 votes loolu su ko minus si election ñaata mooy des waaye ñooñu sax they don't trust the guy because xam nga la number one xamun ko number two gis nañ jikkoom gis nañ ne amul time kenn ba su interest am jot duggee su amee interest si yow si la moo doog a ñëw lijjante la number three he's a very manipulative on somebody ma ne la amoon na time gis nga council yooyu naa gis nii KMC ñu nekkoon UDP ñu bàyyi ñu bari nekku ne because of seen coobare la some of them were blackmailed some of them were just brainwashed but tali faale ma ne rey bu nekk di happen nii si bureau yi fa la nekk di dina happen nii biir Gambia that sometimes you doo mun a wane government bi dafa war a jël responsibilities yow as a mayor New York seen mayor bi buñ dooree di stop foofu immigrant yi gis leen mu jóg mu stand against it to fight for them to defend them Talib duy defend citizen am yi duy defend waa KM because amul seen jot ñu ngi rey ay nit very close to KMC bureau bi municipality bi rey nañ fa jigéen da ngeen dégg mu génn sax muy jéem a ñëw di seen kala moo jéem a change that situation kooku noonu mu ne moom moo bëgg a nekk président ndaw yu nekk di oote seen bopp politician majority of them they are not like me I can say that because ñun nekkul join political party for our own gain wala dem fa bëgg a xaalis wala dem fa bëgg a position but Talib ñu ko nekk di toppa ndiiraan bi ñoom Tobaski si ba ñu majority bi xaalis moo tax ñu koo toppa because mënuñ koo defal seen boppa amul gom-gom bi ne ñun mun nañoo defal suñu boppa de te góor duñu xam nga su moromi góor duñu téy duñu remote control kooku mooy Talib moom façon nit boobu noonu la moom du mënut a am anything in a very legal way always illegal way dafa try pour manipulate situation bi moo tax bu ma gisee Karamo ak Habib ba ma tey sax dama gis benn comment yi Habib di wax ne integrity honesty and whatsoever Habib Cissé yow yaa jëna xam ne sa boss he is 100% corrupt yow yaa jëna xam ne moom dafa nekk he is hiring individuals yu nga ne they don't even merit those positions te yow yaa nekk di toog nga ne dangaa defend kooku noonu yow sa Ibo Town boo jógee noonu Ibo Town just look at how mess up Ibo Town is rainy season taw su tawee yeneen place yi moto du fa aaga te yow you are just behind the municipality
nga ñoo am New Joshua nga ñoo am Talinding area yooyu noonu bi nga xam ne yéen ñoom Karamoo Cissé yéen a nekk area yooyu noonu yéen a ngi xam ne dëgga kii nekku di def dara lu nga xam ne is extraordinary mais Yankuba Colley moo jënaa try Talib Ahmed Bensouda because Talib Ahmed Bensouda dafa ñëw with a empty promises and big words kan moo soxla ay flower bars si yooni tali bi flower bars kan lam dundal biir Gambia Christmas tree si yooni tali loolu kan lam dundal Gambia loolu dafa change the price of rice or whatsoever Talib dañ ko léegi sax muy waxantu si fi dunda bi ak yu because moom mu ngi fine mu ngi amee comme factureem waaye yow mi nga ne yow yaa bëgg a dee si gannaawam yow seetal la moo change si sa life di bu nekkee seen meeyo yow loolu nga war a seet Serekunda market boole naa gis noonu Yaya Jammeh dafa ñëw ron Jawara depuis time Jawara Serekunda marché mu fa Yaya Jammeh ñëw renouveler Yankuba Colley ñëw renouveler Talib dafa ñëw renouveler amul dara lu fa lu nga ne extraordinary ñaata ndaw lam promise si that naka la place bi that black market fa leen mujjee man waa KM laa nekk di waxal tey de da ngeen fay seen tax duga seen xaalis pour ngeen am mbalit collector pour ngeen am trop bu leen naa ñëw collector seen mbalit yi Talib mujjee seen xaalis bi moo xam fan lam ko dugal dem jënal leen trop yu nga xam ne waxuma la first hand wala second hand ay 7 hands leen mu ñëw repaint ko rek redécorer ko rek nataal rek duural leen ko si Facebook bi ba trop yu noonu benn baaxut si trop yooyu dañ daw xaw ma Canada la xaw ma fale xaw ma China daf dañ daw place yu noonu benn soona benn kuule ñu paas ko Gambia because wanal na Gambian si ne moom dina mun a change that situation waaw dëgg la yaa fence kootu kwaare waaye nga fence place boobu noonu ba pare mbalit nekku di fa duga ñu fa nekk di liggéey ñooy noonu nekku di njëriñoo seen xaalis gis nga Afrique la rek waaye Europe yi daa certain job yu nga ne yooyu danga ko leen defa yooyu la gaa di jëna value daan liggéey office ak yeneen yi because loolu noonu sa life moo si nekka ku nekka noonu Sénégal di faju noonu kooku noonu foofu lam noonu liggéey ko foofu lam noonu liggéey like I say to these people are not serious. No, they are not serious. They are not serious. But the saddest part is ñoom Habib Yole na gis noonu ñoom Karamo those people we are very honest with Talib before. They used to challenge him because that the decision is not based on merit or it have nothing to do with KMC. It have something to do with his personal interest. Karamo mo waxuma bosam de waaye Habib su ma ko gisee te Habib boobu noonu di toog dina Talib la moo defend waaye leena la moom gis naa ne moom at least he is not following the MC Cham route and the others. Mama Karamo yëpp they've been so respectful towards United Democratic Party, which I gave to them. But the dishonesty in you guys, the lack of integrity, the lack of honesty in you guys, man, that's my surprise. Because of the position, yena ham lolen dugalante Talib, yena ham lan ngeen ko wax. Waaye ji nga dafa am certain stage yo leen di aga da ngeen ne hey lii kii du wax ji kii lu ñu no wax yëpp amul. Te man I have more revelation yu nga more evidence yu nga xam ne muy ñoom ñëpp Talib mu ne amul time pour challenge allegation si man ñoom laa bëgg ñu challenge ko ñoom ñëpp képp ko ne yaa ngi liggéey KMC you can publicly come out and say kii lu ma wax ni du dëgga more than man I talk to individuals and they were working in KMC. They know the salaries and everything. So what if those people they are ready to give me more evidence. Tell me now one because of they have
issue with Talib non dañ gis ne kii suñ ko joxee réew mi du baax kii suñ ko joxee réew mi du baax loolu la gaay gis because dañ gis ne he's a manipulator daf leen mun a find a way to get into you munuta demal boppam Talib Ahmed Bensouda óoluwut boppam munuta demal boppam te leena moom te leena laa bëgg a gaay ñu xam mu ne UDP c'est Hasidiya party parce que Talib mu ne la mu naxar la UDP nga nekk di wax waaye gis nga Hasidiya party boobu noonu moo la def mayor def Yaya Menteh Sanyang MP def ñoom ñëpp ñu nekk ñoom tax ba nga jël MC Cham fal ko as MC Cham ñu ne moom moo nekk naka la waat sax biir KM li position am bi laa lay faate MC Cham ñu ngi ko jox position mu nga xam ne it was fabricated MC Cham position boobu exist tout MC Cham position bu nga ko jox biir KMC that position exist tout amul fu mu exist so which means ne Talib dafa jël MC Cham di ko fay salary si position mu nga xam ne amut dama lay faate tur bu lu mu ko jox xawma faate naa tur bi yéen mi nga xam ne yéen a ko mën a faale mu ngi maaw man dama faate tur bu mu ko jox position bu mu ko jox waaye tey rek man ko noon xool because of xam nga lan la MC Cham Talib daf ko gis as an opportunity to use because jox na ko position number 1 number 2 du wa dara bem bañ number 3 MC Cham musu na nekk UDP neena Freda Gomez lan la nekk di njëriñ waa Christian community biir KMC yéen mi nekk KMC yéen laa bëgg ngeen wax ma yéen suma Christian brothers and sisters lan la neena Freda nekk di leen represental foofu so all these people Talib created job for them for nothing. Councillor for tailors. Yeah, but they have a special name for him. MC Cham, Councillor of Tailors, but he have a special name for him. You know? They mongojis. Muy Nene Freda, muy MC Cham. ñooñu noonu dañ nekk foofu di collect KMC seen our hard earned taxpayers money loolu la nga nekk di collect ba pare nekkul di fa def dara MC Cham when last do you see him in an office making some changes doing something that is going to benefit KMC yéen waa KMC depuis MC Cham mu ngi ko joxe position bi ak Nene Freda Gomez lan ngeen gis lu nga xam ne moom lañ def is a development for KMC or for the Christian community wala lan ngeen gis lu nga xam ne daf ko nekk di ko def lu nga xam ne it benefit only KMC municipality bi the Talib and his crew ak Nene Freda Gomez there's a big difference people were not hired people are not chosen to represent only the municipality or an individual they are hired or they are selected to represent their region their peoples MC Cham Ibo Town lam jóge yéen waa Ibo Town lan la leen MC Cham nekk di leen defal wan changes ngeen gis foofu since bu ko Talib jëlee Nene Freda Gomez Christian community bi biir KM foofu lan nga nekk di defal gaay apart from promoting Talib Ahmed Bensouda te kooku noonu fu mu jaar foog nga promote ko because wax naa leen ne Ami Dramé Ami Bensouda xaalisam doo ko lekkee noonu so leen gisee Ibrahima Diba soo leen gisee mu nekk di jagar audio upon audio because moo xam lan la wona Yaya Menteh soo ko gisee keroog muy mel ni ku jafur si Fatou Network because moo xam lu xew te gis ngeen media hypocrisy bi you all see the media hypocrisy si lu may nekk lee wax ni ne out of 21 trucks only 5 or 6 is functioning moo nekk di daw biir KM right now mun naa am su ngay dégg suma audio bi suma vidéo bi gaa ñu ne kaa ñu dem ñu jagaraan ñu recondition moto yi waaye bu fekkoon ne ñu ne Talib Ahmed Bensouda mu ngi woon UDP ba tey media outlet yu bari nga ne ñu ngi
avoid these things. They have the information. Ñom Panderi Touré have the this information is legit. Ken Fatou ñom ñep xam nañ ko ñom Fatou ñep xam nañ ne luma wax ni lu deggu la. Da ngeen gis ga ñu they write about it. Ne KMC people pay their taxes. People pay their money. Those 19 vehicles, those 19 trucks that you see in 2018, 2019, it was funded by KMC money because Talib jëndut ko daf ko jël as a loan la mu ne leen ne te loan bi 3 years agreement la. So that 3 years agreement, people were paying their tax. So xaalis boobu lam jël mu jënd truck yooyu noonu tey truck yu nekku di njëriñ waa KMC ma ne leen ne Talinding North truck bi nekku di daw Latrikunda truck bi nekku di daw Bakaw truck bi nekku di daw area yu bari truck yi nekku di daw waaye ñoom ñëpp a si noppi teg ok MC Cham business councilor exactly business councilor leen ko jox business councilor business in what lan la MC Cham indi biir KMC development when it come to business loo leen gis yéen lan tey media outlet yi yéen laa nekk di waxal maa gis Malageen mu ngi dem di binda ñu ne xaw ma ban benn nit moo ne moo UDP la xaw ma moo noon wax tribal rhetoric xaw ma rhetoric or whatsoever gars yi di ko binda a long essay maa gis ko binda sax kooku noonu sax moo xam ne lii is based on they are all doing this to promote tribalism man yooyu suma yoon nekku si ma ne doomi soose man Sirifo Cissé ma maa ko doomi soose su jëloon audio génne ko tey saaga heritage yi benn xeet ku mu ni nekk man loolu suma yoon nekku si I don't care kooku am na right pour def ko because people were doing it nothing come out of it other tribes were doing it nothing come out of it. The media house never even talk about it. So all of a sudden, one individual more getting audio whatsoever, they start writing rubbish. Lolo sen, the way you guys are trying so hard to damage UDP because in Hamgen Adama Baromol in favor. Media outlets, in majority of you guys, the way you are trying to damage UDP, that is the way I don't care. They ask a UDP and no, it's going to be tit for tat. You don't have to be like, no, we don't condone violence, we don't condone tribalism, blah, blah, blah. That is rubbish. An individual opinion is an individual opinion. That individual was not speaking on behalf of United Democratic Party. He's speaking on behalf of himself as an individual. He have right to vent his frustration. Tribalism is rooted in all tribes. So bena ni su gene wara watali whatsoever o saga tribe msuma yon nekosi. I don't care. Lijante umako. Kogu no dunalu ma. So kogu su ame on first amane hana jisun fi kuno ga di support tali ame ben suda. Gena saga Adama Barrow threaten ko. Wako ne dina ko rey. Dengan jis minda awle buko binda. Malageen daf ko binda. Kir fatu whatsoever. Don't go this. Because they are doing something that is going to fit the narrative of some hatred, bigotry, they are living in the Gambia. Politics have to do with a Mandinkaya or a Jolaya or tribes. You are fighting one tribe. You are not living in a very good condition. Yo yange hate right there. Your condition is not good. Yo munulo daily meals amuloko. Imagine a lulu. They come to situation. Some of these people are defending Talib. They don't even know the individual character. Because he's giving them fake promises. Some of them are defending him. They cannot even have a 3 meal a day. Some people are insulting United Democratic Party. They cannot even feed themselves. People have to feed them. So for some situation, I don't care. An individual opinion is an individual opinion. An individual message is an individual message. Malagan, so you been all of them. That will not change the fact that United Democratic Party is for all tribes and all beliefs. Yahamda yo bantangale jam wala whatsoever.
We don't discriminate. We don't promote tribalism. We see that party for the Gambians, not a specific tribe. What else would you say, guy? They are trying to play this one issues, trying to make it like a big thing. More than any Fredo Gomez Gina jail that image of Talib wearing something like a I don't know. Boko jail boko twist. Nedafa jimo nakala nyo jase. Do neka Christian be Roma man. Amane dama judu feka suma yaay ñu neka Christian. Suma mami neka Christian ben gina aduna. Nga buga jël that narrative ko twist. Suma fancy. I grew up with individuals who they are Christians. Man may ga di support bena party nga buga jël party bo no boko dehumanize. Buga jël party bo no put ko in a position that we hate Christianity or we don't have or we have issues with Christianity. Mwana la lol du jala. Telu mole na ko wa Yankuba Dabo 2026 election bi. Joel ko foni ñoo be ci souf Yankuba Dabo is going to control that sector is on Yankuba Dabo man 346. I will try my level best by everything, by all means necessary. Imagine Talib Ahmed Bensouda do muna def yu lu yëngal yu da United Democratic Party bir KM fofu nonu. Te so sampe sa political party singa xam luma la wax. Fu nekk ni is just the beginning. Te man duma ñew di wane dama dem your personal life or whatsoever. Dama wax lu nga xam ne lolu nga wara defal wa KMC lu nekk sa liggéey lu tax ñu fay la lu tax ñu la fay lu tax ñu nga nekk mayor to represent that KMC. Lolu nonu la wana ne you are not doing nothing for the people of KMC. People are paying $700 to donkey carts while the same people pay their taxpayers money for you to bring those trucks, and those people now they are not benefiting from that truck. Lengi mbuga jël affaire ci boko twist. Ñu ne Talib is the same. Liggéey katami so la xamé liggéey katami wala na gaay ci pet la telen especially ñu nekk di liggéey ci dumping site bi ñu nekk di jaay ticket ñu nekk di liggéey ci jonito yi ñu nga xamné ñu since 2019 ba tay nangu leena staff la telen Talib bam façon nit la gaay leen wax so leen xamé gaay la telen bu fekkee lu ma nekk yow tamit dafa fen la ne ñooñu their monthly salary is $5,200 xam nga ne dama leen wax amount bi exactly la telen gaay bu fekkee fen la loolu lam nekk di fay gaay de imaginal Gambia saaku malo nit yaa ngeen ñooñu ngeen liggéey di rey seen boppa di sacrifice seen life si liggéey mbalit boobu noonu yow defloo dara lu dul ne nanguloo leen a staff number 1 number 2 nga leen a face that amount man soo leen si man ma bàyyi suma page bi suma Facebook bi open ku nekk suma friend dina ma mun a view dina mun a comment because dama bëgg gaay day ñëw de dibon lu ma lay wax but maa ngi wax since last year ba tey yéen a ngi gis kenn musuma dibon Talib Ahmed Bensouda waxam yëpp duma musa dibon parce que man maa ko ñëna nekk doomi KMC man suma yaay KMC lam judo suma papa KMC lam judo man ma judu fa suma brothers yi suma sisters yi ñëpp waa KMC leen te man suma neexee si suma brother ya suma sister la la te information they will give me information and they have lot of informations but no I'm not doing that ñu nga ne ñooñu la Talib jël liggéey loo leen ba pare jaay leen maate yi daaxal leen ak ñooñu lay waxal one by one and to give you the correct information su ma ñëw fii di fabriquer dara I have nothing against Talib xawma ko xamut ma benn yoon laa ko gis te mooy kañ last year su passé lu musuma koo gis maa ngi dem KMC maa ngi dem Kombo since kañ bu mu nekkee mais ba after bu mu nekkee mais musuma xelaa pour diggaat suma tànk KMC ma ne Talib lay dem visit because man suma système bi moo mel noonu soo nekkee pretender pour mu detect la is very easy man suma instinct duma lay feel bu ma see this guy keep on smiling
always smiling. Magis last election mi mu ñëw with fake promises. Yow nekulo kuy sampa keri jamburi. Yow nga ne yow soo nekkee mayor da nga wàññi luwaas. Di nga wax borom kër yi ñu wàññi luwaas comme ni yow yaa sampal gaay seen kër yi noonu yow yaa xam ñaata gaay dugal si kër yooyu noonu. Ma ne leen ne kii du waaji. Si laa door di door yi xam ne kii ba mu façon nit la. Lamine son na broda mbara boy agenda famoti na bro ngay ko na famoti. Soo ko seetee ñu ko dem seeti yëpp ama ko lewa di ko waxaat Talib Ahmed Bensouda is a big manipulator. ñu ne ko UDP ñu ko dem seeti yëpp su gaay joinute UMC tey that football club su ko joinute tey xamal ne gaay nekkoon di support UDP nekkoon di ko wone because ñoom ñoo xam lan leen dugalante moom because Talib façon nit boobu noonu la daf la lee wax loo am na ñeneen ñu nga xam ne sax non foofu duma fa duga waaye am na ñu nga xam ne Talib daf lee manipulate wana leen ne 2026 bi moom may nekk United Democratic Party seen lifin bi from this scripture and tradition who has I'm telling you now, brother, Mr. Konate, no Gambia political fa abala fa warata ye funding ke mere miyalonko ase ku jamale kino afaye miyalonko mota makwela mota la kuolona hani feng yesi ike fa wafi politician ulia especially din ni merentol because of what ite malafika dogo okay nko majority of these people wala na kabringa alaji sideje akaka diamu KMC la kuoto akafoko United Democratic Party 30 years ebuka sona ke la funny audit or whatsoever but Talib ya sambale commission mi ako ima anisa ima fem for follow ite ko anu ite bota from LRR and ite ko KMC la problème ite ko ikani fanda dundi wala kono because of munen abe balundi kan wala dina ikasi funding ke flow ke balundi omu masi ubaleti katu ikata kule ke miyan ko imanya na kake ikati dadundi dulala to miyan ko imanya na ke dadundi je anum Talib Ahmed Bensouda ku kila odorne no wolo mundi ke tulo nyimi ay odorne no ala jibe minu la ko funding kel miyan ko ida Germany, Belgium, Sweden, America, UK miyan ko tranu ke fankuma di United Democratic Party wol miyan ko woto mo ni ko la da bo kili to libe funti la jana ye tam fo ye ni ko United Democratic jandi ni ko Democrat United jandi ba fa Democratic wole funti nan bi wol bebe derin tok ka to mu neketa kan idiamu tale idiamu watu mansi idiamu ta bi wala ne be derin tok funding kel miyanko mol jikitela dol bi ni be jam kay ka fole ko fam ndo miyanko mfal wol fata United Democratic Party ele bi wol le be derin tok ndo miyanko when we join the party just not more than 5 years we are capable of defending the party without being disrespectful, without going overboard, without the party militants or supporters looking at me and saying, no, this guy today, what he say is a lot. Hands out, a lot of them. Be will be daring. Because it only allow in Talib Munekaja. Molbi Mianko, you told they are one of the founding members of United Democratic Party. The new Mianko Sanjitan Sabani Nani and Sanjitan Sabon
tanyi tan sabani kono ay wole soto wolete muta e tulo nyimi foyete o party bula party mi ango ite ko you are one of the founding members ya mente wota mo ko le fo ya mente sanya billahi wala tala ata fola nyinka min foten to nyanten na diam tala sinya sawa sinya flol be aka fo nyelo ko ndo mi ango mfal wol itule nyim party lo mfal wol fata nyim party le bi wolle sita fu yaya mente kasi faka foko akaka lawyer dabole la tax issues ni yaya jammeh la mansakunda akaka na wolle validate. Just imagine that funding came yanko it is a cool be keno ifayele but the numero e muta e control ko ninte sita jangana tele muta ngana remote ta ngamala na dere ngafa wodi ningo kati na fo itika alpha mianko itebe dulaminto bi wala hatina itebe je ni amoy honorable ituloto ala ni lawyer Ousainou Numukunda Darboe iko yaya jamme itiko wala jamano we minke iko ikana wala validate iko ikana wala tonya yandi because of muneketa dinni merene ki purita ita cool for me anko aben tol demilale wala aben lawyer Darboe demilale Gambia no la buke mira de hakilo wo kay wo son ndolla son nomol le fo amantara no ina je ka foko winnable candidate mi yalon ko na tata o meeting abuka diamo ma foko papa Ousainou wala lawyer Ousainou Numukunda Darboe without you ndete kela teng bi alko wala winnable candidate alko kana sila alkay lawyer Darboe of electional mi yalon ko atini ya jamele woke ya jamme mi yalon ko asita faka foko jinol lebe carte faylante nalma fayne iko ika wole la electional validate against your mi aloko wole hatina bi ka fe ko honorable wole hatina bi ka fe councilor alaji side wonte to tafola wo ta bele tinyata katoma LR mol nafanu amala mol nafanu akosa en KMC dula mi anku atela haji tiji akaka na to nyafo wolle yeah you do yeah man yeah in Europe that is why Tom me I'm a one-man soldier here. I live here almost 11 years. I have never been to a club. I have never been anywhere that you see me, people invite me, I go. I respect your invitation. But apart from that, I'm on my own. Because Gambia no lebe wo nyama. Lawyer Darboe sacrifice minke nyinul be tu minu ya jampa e be. Ye wo mira. Dol bije akakonto atele ke balundi. Dol bije wola asylum monaja bamanta tubabdu hana se humbalo wol because of United Democratic Party and in lawyer Ousainou Numukunda Darboe la nyaton kaya. Ibrahima Diba the same thing. Bi wolle ka si iko ka kumol le fay wo alpha kan yena boje yena karafa sonko wolje tomo sedi moto o fola because wona ne manke UDP wo APRC le even Momodou Sabally the same thing. But for all these individuals nkanyinu be min foyeten ya jame ko min beke inene maje audio dara ko ka ya jame address wala si ko ka ya jame address de wala Adama Barrow tajirente amin ke kan Gambia ita fola de but lawyer Ousainou Numukunda Darboe mi anko amantara ka Gambia no la ko do muta Gambia no buka balundi atele ka fam balundi iko ka trailer pour ka wole la ko tinya but mi ango o mantara ka Gambia no la salary muta Gambia no buka balundi ase campaign keno le na diata e kabrim every day na diata ase diamu
social media, wala ta meeting la, wala ta interview la, because they are not paying him. He is not receiving the taxpayers' money. They say they are going to concentrate on that individual. Modo bije wala kele, because wala ta si fatam fanso lela. Talib la nying kuru. Talib la nying movement. I can swear on you, because 75% they do it based on tribalism. Si fatam fanso. Yena mandinka dingo jemianko. Iki fan kumandi mandinko la. Iko mandinka ya. Ibe wole fasala. But ibe sila iba jele iba mandinka dingo nenna. Mimu loya ose nunu mukunda dawodi. Ibe sila iba jele iba mandinka ibe kuma kolongo foka kuma kolemba foka mandinka dingo la. Ite hanyi la fanke da yele ka fugo alkanyi minkete ala abula de hanide iko ikata audio le dada pour ka wol yamar tazwa Mr. Konde iko ka audio le dada pour kata wol yamar. Well, not me personally, I don't entertain such individuals. There are some things me uncle. Me, I don't believe in politics is how do they used to call it? There is no permanent friends in politics. There is no permanent enemy. I don't believe in such. I don't believe in that. If that was the case, we will have Thomas Sankara today. We will have Patrick Lumumba today. We will have Marcus Garvey. We will have a lot of these leaders that were deliberately assassinated by their own fellow countrymen. If politics is not about permanent friends or permanent enemies, if that is the theory, if that is the practical that you are giving to the peoples, then we will still have Patrick Lumumba today, and the Thomas Sankaras, and a lot of them, and the Nino Vieras, and the Ansumana Manes, because they are not going to try to kill each other. They will just talk it out and say, you know what, this is just politics. We are friends, so we should not do anything, more than politics. So it's okay. But they were killing each other based on politics. The Gambia, we are practicing political hypocrisy, which for them, they try to normalize that. Gambians are trying to normalize something that is not normal. You are disrespecting my party leader 24/7, every day. You are insulting my party leader. You are disrespecting my party. You are promoting tribalism against my party. And tomorrow, they say it's your birthday, and I have to come out as a UDPian. Somebody who believes in Lawyer Hussein Numukunda Dabo, his leadership. Somebody who trusts that individuals and the executive, their leadership. You are insulting, disrespecting, and promoting hatred towards that individual. Tomorrow is your birthday, and me, I openly come out as hypocrisy type, writing you a paragraph or an essay. You are the most cleanest heart. No, that doesn't work with me. I don't entertain such. I don't promote something that is not in me. I don't promote that. If you are fake, you are fake. If you are dishonest, you are dishonest. If you are going to say, man, UDP, I'm a UDPian, but you are telling the people, UDPians, they are the one that are insulting. I don't entertain you. I don't try to be friends with you. I don't want to be friends with you. I don't care who you are. You can ask my family members. I talk to them. I tell them, hey, any day I see you, even getting closer to Talib or taking picture, I'm done with you. I'm not going to be here wasting my time, trying to put you in a very better position, whilst I'm seeing somebody that I know can do a lot for you, can reduce that. If I'm sending 50 euro, if Lawyer Dabo is in position in the presidency, maybe I'm going to send you 30. You are not going to need the 20. Because I will call me you are going and form alliance or have a conversation with an individual that is trying to divide those individuals, that party. I don't entertain that. And as a Gambian, you should be honest to yourself. You don't have to promote hypocrisy. You don't have to entertain it. Because that is why Gambian could them kanam. Because for us, the new Jislungam is wrong. Totally wrong. Come the last time when I see that guy, that Omar
revolution or Sanya or whatsoever. They are Yaya Jammeh green boys, those youths. They believe in Yaya Jammeh until when he left, they decided to change sides, like change face. Koku Binamune mom, he was talking with somebody and he told that individual lawyer Dabo Numneke prison was good because Sufanekuton coalition do and some UDPs are trying to say, no, my brother. What? There's no brother in that. If lawyer Dabo was your father, you are not going to call him my brother. You are going to be angry. So stop promoting hypocrisy. Individuals that are trying to disrespect somebody father, if it was your father, you are not going to call him that name. You are not going to call him brother. You are going to, possibly you are going to insult him. Because man, any day an individual come out to insult me, I'm not going to say bye na la yala. Oh, I'm doing politics. People never see me. Because that is how it should be. There is nothing like negotiation. We are not doing, they are not doing favor to us. Favor. They are doing favor for themselves. Gambians, when there is a change, it's going to benefit all of them. So why do you think, because of we need vote or whatsoever, we should entertain such individuals? Why? For what reason? Why? We see people are promoting tribalism against United Democratic Party, calling us a Mandinka party, trying to bring that narrative back. Since Yaya Jammeh left, Yaya Jammeh was a tribalist, Yaya Jammeh was a problem. Till date 2026, people are still trying to paint us that narrative. And you are saying, no, Kisuma sister Bubala, definitely. Whoever is supporting Talib, if you talk to me, they used to know where I stand. I don't entertain that. They tried to manipulate me. It didn't work. It didn't work because I am using my 5 common sense. You cannot tell me Talib recorded lawyer Osenu Numukunda Dabo. In 1 billion years, I will not believe that. It doesn't matter. Kumokowa. You cannot tell me lawyer Dabo honor Talib. Papi Talib, may his soul rest in peace. For one lawyer Dabo, you are going to be the next flag bearer of United Democratic Party. Lawyer Dabo, dafa muna joxe flag bearer position. Yo kuma na ñu ñola lesane karara. Pour nga nek ci position bo nek, yo nga mëna joxe position bobu kenen. You can endorse. You may say, I have confidence in this individual, but that will not even guarantee that individual to have that position. But come sending individuals, they are the one feeding people. That Ibrahim Adiba, Yahya Menteng, and Talib himself, we are the one feeding people in United Democratic Party, telling them, you the next flag bearer. We already arranged that, which is a lie. It never happened. It never took place. Musuta am. There are some things, 1 + 1, you have to add it. It's going to give you 2. You double. So that kind of individual the openly say those kind of things. But they fail. They fail big time. They try to divide the party, they fail. They try to manipulate the executive, they fail. Because the people that leave the executive are the least people that I expect are going to stay in United Democratic Party, because those people, they believe in nothing. It makes no sense. It makes no sense. The lawyer Dabo is going to call you and start giving you positions. And you know, UMC, they are very good in one thing, fabricating stories. Whenever you hit them hard, they come for you. Man, I have been saying whatever I want to say. Let them come with a story. All of them. Man, I keep on saying, all of them come with a story. And let's see where it will end. Because I know you will not have anything against me, and you will keep it. Man, I don't care. Really, I don't care. And I am a very proud son of United Democratic Party. A very proud member. Big proud.
So if you are going to feel like, no, maybe I know some relationship, we have some, I don't care. Even if you have a relationship with me, expose me. Come out and say what you know about me. I don't care. Saying, okay, an individual is promoting tribalism, United Democrat, that is not my problem. The United Democratic Party media, I'm very proud of you guys. I see the way you are working. Now it's giving me more confidence. Now you know United Democratic is not about an individual or an individual opinion, which is very good. Keep it up. Keep it up. This is what we need from you guys. Not like the Tombon say the era and the what is his name again? The guy from Kunjur. Not those eras where you are going to paint UDP look very, very bad. Start making people doubt about the party. Sekou Kamara is doing a wonderful job. The Sekou Kamara, that guy, you can be the mayor of KMC. Why not? You can be it. Because I see honesty in you. I don't care what they are saying in the past, because they try to manipulate Gambians and UDPians for the people to have some doubt about this Sekou Kamara and the Suleiman Sahos, because that is what they are good at. You say something that affects them, they lie on top of your head. They are very good at that. There is no lie in it. In the KMC, this is what is happening there. Out of the 21 trucks, only 5, maximum 6 is functioning in the 19 wards. Their salary is worse than worse. They are paying them worse salaries. The ticket sellers, the people working in the dump site, and the janitors are receiving worse salaries. Maximum $5,200. That is what Talib is paying them. They want to be staff. Talib is telling them, okay, write a letter so that I can send it to which minister? To staff the people that are working for you, to staff them, you need a minister approval. Where do you get that? Where do you get that kind of things? People are working, they are not happy in KMC. More than that 2% it was not a surprise. And Talib, this 2026 election, just try and register your party. Because you are a movement. You are not even a registered party. And you are start trying to talk about conditions. Unity. Talib Ahmed Bensouda is talking about unity. Kemo Bojang, they are talking about unity. Ibrahim Madiba, is this not a shame? You try to divide a party. You didn't succeed. You did not succeed, and now you guys, the same individuals, are talking about unity. What kind of unity are they talking about? And then even the Gambians, they are Dufflin, or they are just like sheep and goats. You just give them direction, they follow you. You try to divide a party. You try to promote division inside the party. You decided to go after their executive members. At the end, you call the same party a Hasidia party, the party that gives you that mayoral position. And now today, you are the same you are talking about unity. Is this not a shame? MC Cham, somebody you cannot even win for yourself. Yala United Democratic Party, Tali Mudefla Councilor, Tali Mudefla elected, nominated, sorry. You are the people that are talking about unity. Or third force. Now it's not our winnable candidate. Because that one fly over your head now. Because in the Gambian sea, they don't care about Talib Ahmed Bensouda. So a political party, it have never been tested. Yo musulo dem sani karta. Musula sani, muy councilor, muy MP, muy lumundi neka. Yo musulo dem new Tesla. Yo yane you are the force behind. You are the only force that can uproot Adama Barrow. So you are even scared to be tested. That is why now you guys are talking about the third force, which means that you are thinking about joining court. I'm telling you, if Talib Ahmed Bensouda and Esa Fall
want to be a coalition, please let us promote that. Please, Gambians, UDPians, let us make sure we promote those two individuals to form a coalition. Coalition, it will not even last a week. Because those two, they are so full of themselves. Both of them used to think about I, man. For them, it's about them. Man. So let us promote them. Yes, I feel the Gambians voters are almost 600,000 to 700,000. You also election board try to do something 2021. You have 34,000 votes. Out of 900,000, IEC fake voters registration. Vote numbers. You have only 34. Out of 900,000. You can hamud. You have never been tested. You have been tested by Cyprus and you have only 2%. You are the winnable candidate. You are going to form a third force. Third force, I can agree if you are going to form third force with you, Esafal and Musa Bachile, because you guys are comedians. So you comedians can join and form your own alliance or third force, which is going to be normal. Third force will 100,000 votes. Even if you have 100,000 votes, try again. 100,000 votes. Even if you have that, try again. Talib Ahmed Bensouda, Esafal and Musa Bachile combined, PDOIS will even beat them. Or with all their votes. PDOIS will beat them. Mama Kandemo was no. If United Democratic Party is going for a coalition or alliance, either they like it or not, you are not going to be doing that primaries or going for a flag bearer again. No, we have done our part. Definitely, we already have our candidate who is going to lead us in the next election. If you are going to join him, you have to join him. You guys negotiate with some terms, maybe some conditions, maybe about the MPs or the ministry position, which is fine. Coalition is built like that, or alliance, which is fine. But the flag bearer is going to be Ousainou Numukunda Dawa. And inshallah, bu yala nango, bu sobe yala, 2026, Gambians will vote massively for United Democratic Party because how many Adama Barrow munut? Almost 9 years munut dara. There is no other majority opposition apart from United Democratic Party. So mun. This election, you guys will be surprised. There will be a lot of element of surprise. This campaign will make sure we destroy all these small petty opposition that are opportunists and we face Adama Barrow alone. That's what's going to happen. Dila wone jërëjëf. Yàlla ñu Yàlla defal jàmm ñu ñëpp. Musa ñu ci seytaane, boole xol ñu